asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku abonné académie division yëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi suivre chaîne bi te nekkuñu ay abonné ñoom ñëpp ñu leen di gërëm bu baax a baax si ànd bu ñu ànd ak ñun ñu fas yéene nag ñëw ci benn waxtaan bu gàtt ci wàllu actualité bi ndax comme ni ngeen ko xamee jamono bii ñuy wax ak yéen. ki nga xam ni mooy Mame Diarra Fam député Mame Diarra Fam ak député bii di Déthié Fall ñu nekk ay membre de l'opposition kii bokk ci wàllu askan wi wàllu Sénégal si coalition wàllu muy Mame Diarra Fam ak Déthié Fall mi nga xam ni moom mu ngi bokk fi nga xam ni mooy yeewi askan wi di mandataire bi ñoom ñaar fi may waxee ak yéen nii bon ñu ngi ba léegi il est 20h30 ñu ngi ba léegi tribunal ñi ko ne di leen juger si tey bi nga xam ni téye woon nañ leen muy benn téye boo xam ni moom c'est arbitraire loolu ñëpp xam nañ ko parce que gis nañ ni jamono bi nga xam ni bëggoon nañ fi téye ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko dañoo lever immunité parlementaire am ba noppi soo ko jàpp Khalifa Sall aussi la même chose am na ay député Benno Bokk Yaakaar yoo xam ni c'est vrai levé nañ seen immunité parlementaire mais dafa xaw a yéex su weesoo kii nga xam ni mooy Bogazeli mi nga xam ni moom dafa démissionné woon pour ñu juger ko kii di Ahmed Aïdara nag di maire bu Guédiawaye moom aussi bokk si coalition Yewwi moom aussi actuellement nii may wax ak yéen nii moom libéré nañ ko mais dafa amaale 1 mois avec sursis bon jot na purger benn je pense 13 jours quelque chose comme ça mu war ko dese benn 17 jours ça veut dire que moom déjà fii ak 17 jours ay marche yu demee noonu moom du ci participer mais lu waral waxtaan bi nag di particulièrement mercredi bi nga xam ni si lañ jëm muy le mercredi 29 juin 2022 muy mercredi boo xam ni comme ni ngeen ko gisee si titre bi ça doit passer ou ça doit casser loolu mooy lan. mooy que mercredi bi dafa war a mel ni le 23 juin 2011 lu mooy bu melul ni le 23 juin 2011 dafa war a mel ni événement mars yi nga xam ni jotoon na fi am mu tàngoon jër lu tax nag mu war a mel noonu parce que askan wi sonn nañ waxuma la sonn dund gi seeraay bi yegguma foofu. mais sonn bi askan bi sonn mooy dañu sonn ci politiciens yi actuellement télé boo taal da ngay seetaan journal du début à la fin tout est politique affaire liste la ñuy wax affaire législative affaire élection affaire mandat affaire parrainage et cetera kenn du la wax ci coono askan wi wala balaa ñu lay wax coono askan wi dinañ laal politique ba nga xam ni bëggatoo sax seetaan journal bi ñuy soog a wax waxu askan wi. te loolu yëpp li ko waral mooy politiciens yi ñoo aakimoo lépp soo duggee sur internet ñoom nga fay fekk soo ñëwee si télé yi ñoom la rajo yi ñoom la léegi dem na ba débat yi sax looy wax te waxoo politique sax daanaka nit ñi duñ la seetaan parce que dañ dem ba ancré ko si xelu doomu aadama yi loolu nag il faut mu dakk bi mooy politiciens yi nga xam ne actuellement ñoo téye askan wi di leen foowee askan wi tamit am si ñoom ñu ñàkk fayda ba leen di leen topp ci loolu nag il est temps mu dakk léegi ku si mel ni Ousmane Sonko moom il est le leader incontestable de l'opposition loolu kenn weranteetu ko Sénégal moom mooy leaderu opposition bi fii ñu fi nekk ñëpp si opposition Ousmane Sonko moo leen gën a mag moo jëloon 3e si élection yi kii jëloon ki 2e muy Idrissa Seck dem na fekk ci Macky Sall kon moom moo fi sës su weesoo loolu aussi si lu muy représenté ci ñu ànd ak moom jeunesse bi ko topp ak ni ñuy waxee ay waxam et tout ak fu mu génn suy wax ñëpp bàyyi ko xel si loolu rek boo ci basé wu da nga xam ni que moom c'est le leader. léegi nag moom mi nga xam ni mooy leader toujours mooy génn di def ay déclaration waaw Macky Sall lii Macky Sall laa lu muy def du yoon dugg na fi génn fii dinañu marche dinañ organiser nangam d'accord loolu kenn bañu ko nañu organiser mais aussi bu fekkente ni dañuy organiser toujours dañuy bëgg moom mi nga xam ne mooy Ousmane Sonko ne ci kanam jiite organisation bi
parce que man je ne peux pas comprendre ku mel ni Ousmane Sonko tey bañ ko jàppee si affaire am viol bi moo ko Adji Sarr Ousmane Sonko bañ ko téyee dëkk bi yëngu ba dëkk bi yëngoo ñu libéré ko moom moo ñëw taxaw mu ne carrément ni dellu leen seen kër yi arrêté leen ñëpp arrêté boobu nit ñi arrêté woon nag am na ñu bëri ñoo xam dañ ko si mere parce que nee nañ Ousmane Sonko boobu bu leen mayaatoon 2 jours ñu wàccee Macky Sall le président de la République loolu ñu bëri wax nañ ko ñu mere ko ci affaire boobu léegi ñu jóge ci kaaw boobu noonu ñu dalaat encore si yeneen yoo xam ne sax mën nañ ko tëb mais ñu ñëw ci bii nga xam ni moom la ñu mujjee def je pense c'était le 17 juin Ousmane Sonko ñu ñëw barricade këram baare ko Ousmane Sonko ñun ñëpp lu ñu gis mooy génn këram doxantu wax ak gendarme yi arrière dugaat këram comme ko nit koo xam day def benn genre cinéma mu ne day julli ji ñu xañ ko ne ko doo julli ji mu dem toogaat këram ñu toog benn 2 jours gis nañ ko après muy def déclaration ba affaire casserole yeeg affaire yooyu jàllee mu génn def déclaration ça veut dire que il avait la possibilité de sortir après mais bu fekkente ni yow da ngay gis ni que le président Macky Sall tey nu muy doxalee réew mi du yoon et que yow da ngaa pare pour résister wala da nga pare pour xeex sa àq wala sa yelleef pourquoi ngay xaar yow di joxe ay jours yoo xam ne ñoom ngay xaar pour policiers yi ñëw sa buntu kër. pourquoi mënoo tëb nga bàyyi nga ne tey da ngay marché policiers yi baare sa buntu kër nga bàyyi ba policiers yi yëpp dem nga génn par force nga forcer marche yaa ngi ak sa télévision. yaa ngi sa ay journalistes yoo xam foo leen woo ñu wuy si la nga improviser benn marche benn guddi wala benn bëccëg ñoo xam fekk ñoom kenn neew fa nga jékki-jékki improviser génn comme parfois Karim Xurum Xax da koy def day jékki-jékki rek jël téléphone am rek dem toogi place de l'indépendance commencé def benn live am wala dara policiers yi ñëw jël si ko mais à chaque fois na gars yi génn à chaque fois dinaa def nangam te toujours yow duñ la jàpp mooy benn affaire boo xam ne nit ñi xaw ma ñu ngi ciy bàyyi xel wala bàyyiwuñ ci xel Ahmed Aïdara dafa génn ñu jàpp ko presque ci wetu këram kii di Déthié Fall dañ ko jàppee ci siège parti am Barthélemy Dias Ousmane Sonko nee na lu tax jour boobu Barthélemy Dias toog këram bis bu wàccoon parce que moom Ousmane Sonko moo ko wax nee na man ñaata yoon laa génn kenn téyewu ma mais Barthélemy Dias il suffisait que mu génn ñu téye ko te tey Barthélemy Dias actuellement nii moom keroog dégg ngeen ko si émission Pape Ngagne bi lu mu wax Barthélemy Dias xamal na ni carrément ne moom su fekkente ni moom rek la Macky Sall du ko jàpp. am na si biir Pape Ngagne Ndiaye posé na ko benn question mais daf ko ne carrément man je suis le maire de Dakar n'oublie pas que je suis le maire de Dakar ça veut dire que dafa yor poste boo xam du ko foowee foofu sax laay interpellé Ahmed Aïdara est-ce que benn côté ñàkkul fayda parce que moom bu Barthélémy Dias yoree mairie de Dakar Ahmed Aïdara yor mairie de Guédiawaye c'est une ville mais yow ngay caaxaanee sa mairie bañ jàpp la nii ci erreur te buñ la jàppee toujours gars yi dañuy taal seen oto ñëw taxaw wala ni que ñu ngi lay représenter affaire te yow ñoom ñii di ñëw kenn du leen jàpp le pourquoi kenn du leen jàpp kenn du si posé wu la question il est temps que gars yi xam lu tax Ousmane Sonko kenn du ko jàpp ndax dafa am stratégie bu muy dawal ba tax kenn du ko jàpp mais bu fekkente ne da nga bëgg a jiite xeex xale yi di dem di dee xale yi di marche xale yi ñooy sànni xeer te yow kenn du la jàpp yow policier mën nañ taxaw baare sa kër pour nga bañ a génn à la limite sax je me suis dit que yow dañ lay protéger léegi nag ñu ngi jëm si le 29 juin incha allah le 29 juin bii Ousmane Sonko dafa def benn déclaration nee na dinañ ko jàpp mbaa ñu faagaagal ko léegi nag comme nee na dinañ ko jàpp mbaa ñu faagaagal ko waaye Y'en a marre aussi génn nañ xam le ni ñoom dinañu marche mais marche bi li may tàmm di wax na gars yi bàyyi suñuy marche dem toog kër yoo xam ni policiers yi xam nañ ni fii la ñuy toog bu ñu génnee ñu jàpp leen rek dugal si oto yi yóbbu ñu dem toog xaar bëgguñu genre marche yooyu dañu bëgg bu fekkente ni ñoom Ousmane Sonko li ñuy wax nii dëgg la si ñoom ak ay waa Y'en a marre ak affaire yooyu nañ joxe seen bakkan si marche yi ñuy marche ba nit ñi xam ne lu ñuy woote dëgg la si ñoom Ousmane Sonko su xëyee gars yi baare këram na xeex ak ñoom na futee ko xeex mais Ousmane Sonko du mooy jaay guerrier moom mooy sol ay lokos moom mooy wane ni que il fait du sport moom mooy wane ni que c'est un jeune gentleman affaire yooyu même buy toog sax buy dox ak lépp day calculer pour jeunes yi faa ko mais bu jësee xeexal gars yi xam ni que yow instant yi nii yow pare nga pour am parce que ñoom ñii ñëpp di xeex képp koo xam ne yaa ngi ciy xeex lenn rek nga ciy wut muy poste bañ nañ ba seen liste yi instant yi ba ñu amee problème ci côté liste yi ba ñu amee problème seen côté liste yi excusez-moi ñoom Ousmane Sonko bañu ne yéen seen liste proportionnelle bi du jàll suppléants yi ñooy dem mais dañu refuser comme keroog maa ngi dégg benn waaye di ko wax comme si suppléants yi duñu ay nit dañoo refuser carrément di xeex loolu parce que ñoom dañu bëgg ñoom leaders yi ñoom ñu dem
mais au nom de quoi ñoom bu ñuy xeex toujours seen intérêt bopp la lépp lu ñuy am seen intérêt bopp la tey bu ñu nekkee président pour ñoom seen bopp la seen ay xarit seen ay mbokk ñu bokkal coalition ñoom la ñuy def ay ministre su dee député la ñoom ñooy nekk si tête de liste yi léegi su jotee xeex ñu ne askan wi tamit bëgg a ñàkk fayda di leen topp askan wi il faut ñu yeewu bëgg Ousmane Sonko taxul ngeen di joxe seen bakkan am ngeen droit joxe seen bakkan su leen neexee mais na fekk ngeen joxe ko si loo xam da leen di jëriñ yéen après jariñ bi mooy lan mooy que bu fekkente ni tey dund gi dafa cher ceeb diwlin saabu lépp loo laal meew lépp Nescafé sobleeg pomme de terre ak lépp lu nit di utiliser dafa cher actuellement nii mais boo leen di jóg di jaay seen bakkan jaay leen ko ci loolu boo leen di jóg di jaay seen bakkan jaay leen ko si amu leen liggéey mais bu leen jaay si seen bakkan si ay liste bi dañ koy nangoo liste bi duñ ko nangu waru leen jaay si liste bi problème liste yi borom liste yi ñoo ko war a xeexal seen bopp yéen xam nga lan ngeen ci war a def yéen askan wi mooy yëkkati seen carte bu vote jotee ngeen dem voter wala ngeen absteniru loolu ngeen si mën a def boo leen di sanctionné leen par seen carte suñ leen woowee nag si loo xam ne seen njëriñ la ngeen génn mais su fekkente ne dañuy woote ñoom si seen bopp bu leen génn ñoom bu ñu bëggee askan wi génn ñoom nañu jiitu ba pare Ousmane Sonko bu dee wóor na ko ni moom bis bu ñu ko téyee askan wi wàcc ci kaw tali bi mais na joxe bakkanam gaa yi téye ko policier yi bu ñu taxawee buntu këram mu songu leen ne day forcer génn ñu patamee ko jàpp tëj su boobaa gaa yi ko bëgg nañ génn ci kaw tali bi mais pourquoi Ousmane Sonko bëgg jël loxoom def si ay poche am sol lakostam di jaabante buntu këram léeg-léeg mu dem sol grand bu ñëw di va et vient pendant ce temps nit ñi dem di taal pneu di sànni xeer mel ni ay dof c'est pas du tout normal du yoon liste bi xeexal leen ko seen bopp su fekkente ne affaire askan bi nit ñi xeexandoo ko dans le cas contraire soo leen bëggee askan bi xeexal leen jiitu leen ci xeex bi askan bi topp seen ginnaaw mais pas seen xeexu comédie yi ngeen di xeex maa ngi dégg nag sànq ñuy wax ay waa ànd sàmm jikko yi nee na xaw ma lan nañu pousse élection kenn waru ko pousse dëgg bi mooy mais dëgg bi neexut a wax parce que sax neexut a maanaam boo ko waxee day mel da ngay am ñu ngay jàppale te neexu ñoo jàppale muy waa aar Sénégal ak ay ñoom Pape Djibril Fall ak affaire yooyu ñoom ñoo waroon xeex tamit ñoom ba nga xam ni waa Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar du ñu bokk ci élection yi ñoom ñoo ko waroon xeex mais ñoom comme xeexuñu affaire boobu kooku seen affaire la su waa Benno ñëwee ñoom fexe ba am seen liste proportionnelle yi jàll ñu fexe ba waa Yewwi ñoom ñu am benn suppléant bu jàll waa droit yi nekk fii ñi nga xam ñoo ŋànk droit yeeg affaire yooyu kenn xamatul kan moo ci jàng ku si jàngul ñoom ñëpp nekk di fen kenn waxatul dëgg kenn xamatul ban droit moo fi yoon ak ban moo si dul yoon ñoom ku nekk wax lii mais bu fekkente ni instant yi nii waa Aar Sénégal ak Pape Djibril Fall ñoom seetaan nañu ak yeneen coalition yi nga xam ne jot nañoo jàll seetaan nañu ba ñuy dem élection kooku seen affaire la ñoom entre ñoom mais man li ma bëggoon wax en grosso modo mooy marche du 29 incha allahu rabbi gars yi nañu toog même bu dee fas yéene nañu marche nañ toog seetaan ba ñu gis leader génn joxe boppam maanaam Khalifa Sall mi nga xam kenn téyewu ko na génn joxe boppam ba ñu téye ko xeex ñu xam ne kii xeex na ñu téye ko Sonko na génn xeex ba ñu xam ne kii xeex na ñu téye ko ba askan bi di génn soog a génn parce que lu ñuy xeex pour seen intérêt la ñoom du suñu intérêt te nag le 29 bii incha allah rabbi su jàllee te Sonko génnul xeex wax lu mu wax ba ñu téye ko kaso bu ñu kenn rayati ak affaire politique ngir yàlla ak yonent bi bu ñu kenn rayati ak affaire politique actuellement nii du kenn kuy wax si affaire dund bu cher bu ñu fi rayee ay nit du kenn léegi gars yi bu ñu ay migrants yi ngeen di gis nii ñu rey ñu bëri ay tweet ngay gis ay tweet ak ay masaw doo gis kenn ku si génn def déclaration wala conférence yuuxu ci kaw ñu dégg leen te pourtant tey mënoon nañ ko def génn wax en français opinion internationale bi jël ko relayer ko mu egg fa sori mais duñ ko def parce que soxalu leen seen dund yéen ñoom soxalu leen ñoom lan lañ leen soxlaa yéen pour ngeen di tàccoo ko wayee ko feccu ak votel leen jox leen ay ñoom loolu lañ leen di doy ak bu xeex jotee ngeen dem xeexal leen ñoom bu jot amee ñoom ñu soog a jël kii tey lu ñu dal si biir Macky Sall mii ñun ñoo ko yóbbee suñu bopp ñoo ko yërëmoon yërëm ko ba mu falu tey gis nañ bu affaire Macky Sall yeewul kenn Sénégal dootuñ yeewooti di jégalu bu baax a baax nag lii laa amoon pour wax le 29 bu kenn ñàkkal sa bopp fayda nañu bàyyi leader yi jiitu leader yi xeex bu ñu xeexee ba ñu xam ne ñii joxe nañ seen bakkan joxe lépp bu askan wi di génn askan wi soog leen topp jaa ngeen jëf di jégalu baax a baax merci beaucoup